jërëjëf salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna mbokki ñu ngi leen di nuyu saa su ne ñu leen daan nuyoo fii ci Sénégal Buzz 221.com ni ñu koy defee rek saa su ne ñoo leen indil ñenn ñi nga xamante ne ñoo di ay ndaanaan di leen indil ñenn ñi nga xamante ne yéen a ngi leen di xaar fii ci Sénégal Buzz 221.com ba taxit ni ma ko defee tey nee naa leen dama ñëw fi nga xamante ni moo di Yoff Tongoor nag bu ñu ko waxee bëri na ay kilifa yi fi dëkk bëri na ay ndaanaan yi fi dëkk waaye tey ma dalal ci kenn koo xamante ne àdduna xam nañ ko sénégalais xam nañ ko ndax liggéey bi nga xamante ne mi ngi koy liggéey digganteem ak sénégalais mbokk yi tey Abdou Karim Gueye laa leen seet si ñu gën ko xam ci Karim Xrum Xax Karim maa ngi lay nuyu baax di la siyaar. waaw mbokk maa lay ziar bu baax a baax maa lay fay di la nuyu di leen déwénati leen ñëpp baalal ñu àq di baalu àq sénégalais yëpp di rafetlu teewaay bi di ñaan yàlla rek bañ fa wax lu ñuy xebee. di rafetlu teewaay bi di ñaan yàlla bañ a wax lu ñuy xeebee laataa ñuy dool li nga xamante ni moo di suñuy waxtaan dañuy déwénitiwaat ñi nga xamante ni moo di mbokk internetu Sénégal Buzz 221 waaye di jaalaat ñi nga xamante ni ñoo di waa réew mi di jaalaat àdduna ci ñi kilifa yi nga xamante ne ñàkk nañ leen ci fan yi néew yi nga xamante ni mi ngi suñu ginnaaw ku ci mel ni Pape Malick bu Baye Niass ak ki nga xamante ni yaakaar naa moo di Baye Ndiaga Diop ñu ngi leen di jaal ñi nga xamante ne moo di mbokki àdduna dañuy bàyyi rek Karim développé tamit ci loolu. waaw lu ñu def lu dul jaale leen rek xam nga di jaale suñu mbokk maanaam tey sama sëriñ nga xam ne laaxu na tey jii sax teel a entraînement bi pare waaw bon man nag jotuma dem parce que xam nga rek ñun moom déplacement bi day xaw a kii tuuti mais am suñu kër moom ñëpp dem nañ vraiment donc xam naa ni sama grand frère rek ñëpp ñu ngi mën na bàyyi ñoom ñëpp ñu ngi mën na bàyyi donc maa ngi jaale ñëpp di jaale sama bopp di ko jaale képp koo xam tijaan nga képp koo xam julit nga képp moo xam murit xaadir laayeen chrétien ñëpp Sénégal yëpp nga xam ñoo bokk kilifa yi di leen ko jaale di ñaan yàlla rek yàlla xare ko àjjana ji koy ja xam nga te taas ñu si barkeem waaw ak képp koo xam ne kilifa nga rek bu gaañu ci réew mi parce que tamit xam nga àdduna moom loolu la quoi àdduna moom demal maa ngi ñëw la donc di ñaan yàlla rek muy yéex quoi xëy na te yàlla defal Sénégal jàmm. te yàlla fal li nga xamante ne moo di sénégalais jàmm loole tamit ay kàddu njàlla yi nga xamante ne jëm na ci ki nga xamante ne moo di Karim mais laataa ñuy déport li nga xamante ne ba tey mooy di suñuy waxtaan dañuy ñëw tuuti ci li nga xamante ni moo di jaar-jaaru Karim tey bi ñu si doon revenir at tuuti. waaw bon sama jaajaar souvent nag gars yi dañu ma koy laaj mais damay c'est-à-dire bon Karim benn rappeur la rek man rappeur laa boo xam ni dama nekkoon ci rap des années di rap xam nga après activiste ñëw maanaam Y'en a marre ñëw fekk may animé benn rajo bu ñuy wax Top FM doon def benn émission ma fa doon def ma invité woon waa Y'en a marre ma leen invité ñu ñëw ils m'ont convaincu quoi si activisme xam nga jour boobu laa mos a dégg activiste jour boobu laa mos a xam activisme xaw ma ko woon quoi wax dëgg yàlla kuy wax te yàlla rek tax quoi ma gis combat bi idée bi noble trop quoi ma adhéré foofu laa commencé activisme bon après ñoom ñu ne ñu affaire bi yamul rek ci rap bi da ngay rap aussi di jëf foofu laa commencé après ci laa bokk bokk Y'en a marre ma bokk Y'en a marre ma nekk ci membre actif nag nekk ci biir Y'en a marre bi xam nga di dem di ñëw di xeex di xëcc di indi di dindi xam nga comme ñëpp ñuy xeex ba li fi xew 23 juin et tout noonu la demee quoi activisme bi ñu nekk ci rap bi ba tey ñu ngi génne ay sound et tout gis na élection yi sound mujjee génne pour Macky Sall et tout bon léegi bi ma nekkee si Y'en a marre bi noonu ma nekk ci nag bokk nekk membre Y'en a marre bon lii xew yëpp xew ci quoi ñëpp gis nañ Y'en a marre ni mu fi taxawoon vraiment Y'en a marre ñoo ma jàngal activisme ci laa commencé xeex xam nga affaire bi ci rajo bi sax commencé woon naa di def yenn communication yi et tout mais da ngay gis ni après ak ñoom ci ngay gën a comprendre quoi yu bare bari si ñoom lañ ko jàngee bon après nag ci laa ko ne ma ne ba ci biir nag après bokkatuñu idéologie nag wax dëgg yàlla par principe yi idéo yi bokkul après man nag ci laa ne vraiment damay continuer après mooy bi Macky Sall toogee ci pouvoir bi man damay continuer combat bi après ci lañ créé nitu dëgg xam nga ci les jeunes de Colobane yi ñu jàppoon noonu ci élection présidentielle bi ñu validé candidature Abdoulaye Wade ñu jàpp leen tëj leen combat bi ñun foofu lañ commencé nitu dëgg bi nag ñu dem nag dimbali jeune Colobane nekk ci ba arrestation fekk ñu si xam nga après ñoom Cheikh Sirat Mane ñoom Cheikh Diop xam nga ñooñu am Galadio Keita après bi ñu leen bàyyee nag bon ñu continuer activisme bi après ñu nekk ci encore def ay action sociale di dem ba ay Makaguy ay nit yoo xam seen dëkk village dafa lakk bon beaucoup de gens nous rejoint si loolu noonu y avait Souleymane Dieye Abdoulaye Dieye gars yu bëree bëri vraiment ñu bëri xam nga ñun continuer combat bi loolu moo doon nitu dëgg bi ñu nekk ci ba xam nga ba jon yàlla tey ji quoi Imam Ndaw ñëw xam nga arrestation yi affaire terrorisme ñu nekk ci combat bi ñu Moustapha Diatta et tout xam nga ñu nekk ci ba tey mais on a compris que ni au fait parce que li ñu taxoon li gën a jógee Y'en a marre bokk na ci idéologie yi nga xamante ni presque ñu dañu bëggoon aussi mu tax base bi nekk diine quoi nekk diine suñu nee diine nag dafa la yaatu quoi diine mooy xam valeur yi nga xamante ni moom la diine yàlla bëgg xam nga moo xam nekk ci téere yi nekk ci alxuraan nekk ci bible nekk ci lu nga xamante ni gis nañu lii moom moo mën a jëriñ réew mi bon mooy mën a jëriñ doomu aadama fii ak l'au-delà parce que loolu mooy essentiel lu dund aussi bon si loolu combat bi daal noo noonu la demee après Imam Ndaw ñu continuer ba léegi ba fi ñu yegg si nii quoi ba fi ñu yegg si nii yaakaar naa ne xëy na mu nekk benn yoon boo xamante ni mën nañ ni yombul non yomb moom
en tout cas yàlla mu jàpp te ñu daal yàlla mu ñu ci dimbali daal. waaw parce que affaire yi moom yombul parce que boo xam nga nit li nga bëgg boo koy def du mënul jafe ci yow. mais ndimbalu yàlla daa xam ne parce que ñun li ci ñi di yëg ci ñun ci coono nan da ngeen a sonn ñun duñ ko yëgee noonu. non ba tey mu nekk nit dëgg wax dëgg yàlla amour lañ koy defee quoi. amour ak bëgg dañ ko bëgg quoi xam nga bëgg dañ ko bëgg et puis boo xoolee ñi ñoo xam ne boobu ba léegi ñi ngi ànd ak yow nit dëgg valeur bi tey dañuy gis ay jigéen sax ay mag ay responsable ñu mel ni ay ñoom Antoinette yor seen i kër ay ñoom Mama Sali ay maire ay ñoom ndey kii Mama Adji Fall ay maire ay mag yu jóge ba ay Thiès jóge fu nekk partout ci Sénégal di ñëw di ci réunion yi sax loolu amour la quoi dafa am nit yoo xam ne yàlla dafa leen bind ñoom pour ñu xeexal seen réew te ñoom amuñ si noonu la amee ñoo xam dañ naan non ñi dañoo am jot ñi daa xamanam li jënd sama bopp ci wax léegi dafa am ñoo xam duñ tay li ñuy def dañuy jóg parce que dafa nekk ci ñoom donc nit nag lu nekk ci yow mënoo ci gis coono quoi gis coono lu nekk ci yow mënoo see gis coono waaye ñu ñëwaat tuuti ci benn point boo xamante ne xëy na bëgg nañ tuuti tamit am ci tuuti leeral parcours bi nga xamante ni tey ci arrestation bi tey passé woon nga ko fee nga xamante ni tey mooy 100 mètres nan nga dundee tey arrestation boobu noonu ak vie boobu ban la si parce que arrestation yi moom saa bi ñu mujjee jógee ci la Covid 19 waaw non arrestation moom man comme ni ma ko expliqué rek c'était pas compliqué quoi c'est-à-dire man dama def live wax naa ko quoi expliqué naa ko ci point de presse bi et tout gis naa dama def live c'était sous le coup de la colère ci live bi ci lu bari ci li imam bi convoqué xalif Medina Baye bi non xalif Léona Niassène bi du xalif bi sax la convoqué au fait imam bi la convoqué police su Kaolack centralu Kaolack commissaire police centralu Kaolack moo convoqué imaamu Léona Niassène bi mu ko convoqué pour mu ñëw parce que da doon julli àjjuma léegi imam bi xalif bi topp ci ñëw waaw bi mu ñëwee nag loolu man sama daf ma metti bi ma gisee xalif bi ci internet bi gis ko mu yor kaan di yëg ci police bi et tout ça m'a fait très mal te bi juste avant loolu aussi dañ jàppoon benn imam bu doon julli fii nii wetu Empire des enfants te imam bi muy julli wetu Empire des enfants police ñëw fekk ko fa jàpp ko ak njabootam yëpp tëj ko imam bi am na plus de 74 ans 75 ans mi ngi est-ce que amul 78 ans sax ko parce que mag la ni mu gisee noonu en tout cas 70 yi moom tegal na lu bari quoi bon ma gis ko bi mu yëgee doomam woo ma téléphone ma sama papa de lañ jàpp Karim ma ne allo Karim yow la Karim ma ne ko waaw ma ne nit moo ñu boole sama papa de imam la da doon julli ñu jàpp ko ma ne ko mu ne waaw ma ne ko xaar fekk man maa ngi ci taxi ma ne taxi bi ma ne ko fan la nekk mu ne commissariat bu plateau ma dem plateau bi ma ñëwee dama dugg ci commissariat bi dañoo fekk paa bi ak bijaawam ak yéreem ni ñu jàpp ko tëj ko ci gri bi moo beneen paa parce que da doon julli quoi loolu mu foofu la mer bi commencé au fait mer bi dafa lu ma dencoon la quoi lundi la xew loolu fa lañu yendu ba man Cheikh Omar Diagne ak Adama Mbou fa lañu yendu ba 19h la ñuy soog a bàyyi paa bi ci mag bu woor xam nga bopp man fa laa dëkk fa laa juddoo fa laa màggee jumaay tukulóor yi dañ fa convoqué dañ doon julli fajar police ñëw daal policier bi ay daalam la duggee ba ci jumaa ji ba ci jàkka ji ba ci fi imam bi taxaw mu xëcc ko dagg julli bi yooyu quoi c'est que affaire yooyu mooy loolu moo tombé nag juste ak nag li ñu convoqué imam bi xalif bi ñëw loolu moo indi mer bi quoi en fait merci léeg-léeg moo waxee ko mer xam nga di gis gars yi ni ñuy négligé diine bi gars yi ni ñuy négligé c'est-à-dire manque de respect par rapport ak religion bi ni ñu respecté république bi te respecté wuñ noonu diine bi comprendre nga loolu moo tax quoi te ñoom ñëpp dañuy jaamu république bi te jaamuwuñ noonu seen diine bi nga xam moo leen mën a servir seen bàmmeel mais est-ce que loolu yomb na dindi fii Sénégal ak fi ñu toll nii mais lu mu c'est dara yombul suma waaj yomb moom dara defu ko parce que tubaab bi ils ont pris beaucoup de temps Paris ne s'est pas fait en un jour tubaab bi ils ont pris beaucoup de temps pour fexe ba dindi imposer république loolu la rek fexe ba mag ñi li ñu fi bàyyi ñu koy dindi nànk dindi xolu xale yi dindi ci xolu xale yi xam nga tey boo seetee ñun man par exemple comme sama papa mag la sama papa man mag la quoi man doom mag la musul baali mais ñun suñu am na ñoo xam sama génération seen papa yi mais dañoo baali dañoo jàng école léegi nag problème mooy tubaab bi li mu def mooy ñi jàng école ñoo ñoo xeeb ñi seen waajur yi jàngul école tubaab bi noonu la def léegi complexe boobu nekk ay tubaab dem sol costume lokootu maire bi ànd ak ñoom dem baali foofu la affaire bi commencé woon doon dañ mag ñi xamuñu baali c'est-à-dire yooyu laa la quoi ça dañu fexe ba ñoom au fait ñoom dañu fexe ba ñi nga xam ñooy ay tubaab dañoo fexe xam nga mag ñi bu njëkk tubaab bi dañu leen a dóor foqati seen alal forcé leen mais génération bi ci topp tubaab bi dañu leen ñoom ñooy topp tubaab bi di daw tubaab bi dañu leen a formaté dañu leen jàq seen xel lañ dindi donc loolu moom moo tax tey loolu moo dox ba diine bi dañ moo tax république bi ni ñu ko respecté nii nga xam ne tey dañu naan Macky Sall président de la constitution gardien chef suprême des forces armées gardien de la constitution du moins Macky Sall mooy xawma la c'est l'institution kenn mais dayo boobu ñu jox Macky Sall ak ndombal tànk boobu ñu ko jox ak réyaay boobu ñu ko jox noonu mérité na ko quoi être humain yëpp a mérité loolu mais moom comme dañ ko tànn fal ko daf ko mérité institution et constitution ñoo fa teg mais nag moom mënul supérieur diine parce que loolu président si àdduna la yem
darajaam boobu ci àdduna la yem te dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo supérieur ci diine tey boo demee ci wàllu catholique yi da ngay dem da ngay xool fam koo xam ne moom moo fa supérieur ci diine bi ci jàngu bi boo fa demee da nga fekk koo xam ne moom mooy prêtre bi moom dafa dëddu àdduna nga fekk fa sœur bi koo xam ne dafa dëddu àdduna koo xam ne dafa dëddu àdduna pour yàlla nga ñëw fekk ci imam bi nga ñëw si diine l'islam fekk fa imam institution la ci diine l'islam donc kooku nga xam ni moom boo juddoo yow imam bi moom moo lay tudd boo dee moom moo lay jullee suuli la kooku Macky Sall mënu ko supérieur léegi nag danger bi nekk ci yow nga nekk jullit nga tudd Mourou Fall wala Ibra Dieng nga dem ñu ne la demal jàpp imam bi de warul julli yow amoo sax ormay xaar ko mu julli te ngay musulman nga judd la ñu noddu ci nopp bi li xam ay ñaari jullit jur la république bi fexe ba yow nga am sañ-sañu sol say daal dul ko ci biir jàkka jàpp imam bi xëcc ko mais y a problème au fait man feebar y a problème c'est-à-dire loolu nekkatul ay affaire feebar loolu affaire en fait iman bi lañ amatul ragal yàlla moo amatul c'est-à-dire dañ dem ba mujj gi kenn xamatul nit ñi li ñuy jaamu lan la foofu la danger bi nekk loolu moo tax des fois booy wax da ngay waxee xol doo ko tay des fois da nga ko wax mais c'est pas un truc du ay impolitesse du manque de respect man du ma saaga kenn léegi ñoom bi ma ñëwee jël nañ ma yóbbu nañ ma bi ma yóbbee bi ñu ñëwee police bon bi ñu ñëwee juma gendarmerie moo ñëw sama kër bi ñu ñëwee xam nga c'est la gendarmerie ma topp leen ñu dem bi ñu demee après def nañ PV te def écoute déglu ma def seen entendre ma wax ma je les ai répondu li ma wax yëpp lu ne fànn kenn du ko nëbb ay vidéo la bon ñu wax expliqué après on a signé expliqué man leen daal en tout cas man daal suñu ma bàyyi woon léegi nii damay wootuwaat julli ji quoi léegi nag li jëm ci wàllu ne commissaire bi dañ ko war a summi tubayam ni tutu loolu erreur la bu ma wax parce que j'ai parlé sous le coup de la colère quoi dama ko jégalu loolu lu ma jégalu la quoi mais nag amul lu may jégaluwaat ci li ngeen di def quoi li république bi fi ngeen teg république yàggu fa diine moo war a nekk ci kaw wax naa ko juge bi sax juge bi laaj na ma lan moo tax nga ni gendarmerie ay franc-maçon lañ ma ne ko non waxuma gendarmerie ay franc-maçon lañu man je parle de l'institution je parle de la république au fait man loolu laay république bi laay waxal quoi waxuma ay gendarme quoi xam nga mu daane ma non ma ne ko non li may wax mooy république bi moo war a supérieur diine bi moo war a supérieur république bi diine yi maanaam war ñu jàpp benn diine di ko teg ci suufu république bi république affaire franc-maçon la république moom mooy affaire franc-maçon laïcité c'est la religion de ceux qui n'ont pas de religion mooy diine ñi amul diine mais ñun am nañ diine sëñ bi ñun ay julit lañu ñii ay catholique lañ nañ topp suñu diine te bàyyi république bi ñuy topp di ko jaamu comme ça Macky Sall du yàlla du yonent bi du Serigne Touba du Serap Fall sëñ bi nit la te Serigne see ko gën c'est-à-dire fi ñu ko teg fi ñu teg Macky Sall war imaam bi lañ fa war a teg jàngalkatu alxuraan lañ fa war a teg loolu mooy dëgg loolu la nit ñi war a xam c'est-à-dire léegi dinañ ko jox ormam en tant que njiit nañ ko jox ormam en tant que cër mais dafa war a def di ñëw bu ñëwee ci Serigne si toog ci suuf bu imaam yi ñëwee di wax mu toog ci suuf mais nag malheureusement yenn imaam yi da ngay ree ba tas dañuy topp ci ginnaaw Macky Sall di daw gàddu seen i projet ne ay daara ay sëriñ di ay projet ñëw tabax kër ay projet daan jox na ay hectares ñu jaay ko di teg dil sëriñ si nekk fii bi Dakar am fi kër fu nekk te toog ci problème kër yeeg terrain yeeg bradage bi yëpp sëriñ si fi nekk presque yu bari ñooñu nekk ci yooyu xam nga benn instant bi dootoo xam xoolal par exemple lu mel ni comme les imams de Guédiawaye genre yu mel noonu c'est que yooyu moo tax ba da ngay dem ba après dootoo comprendre quoi da ngay xam doo xam sur quel pied danser mais ñi nekkoon di dundal dëgg ba tey ñu ngi koy dund te foyewuñ ko quoi te caaxane wuñ ko ma dem ci kaso bi nekk naa fa comme ni ko ñëpp gisee expliqué naa ko ci kon répétition lay nekkaat rek quoi xam nga dund naa fa loo xamante ni maa ngi sant yàlla quoi parce que xëy na am naa fa ay malaise et tout mais ñu ngi waroon toppatoo bu baax a baax boo gis fa ay nit gis fa ay cas yoo xamante ni pour man ñu war a taxaw la wax ko quoi jàpp ne tey li nga xamante ni tey mooy feebaru Karim ci kaso bi la jóge ndax loolu tamit c'est vrai waaw loolu nag moom vraiment man loolu ba muy dégg ñu koy wax rek mais man bon sérieusement man li ma la mën a wax mooy feebar bu ñëw rek day ñëw yàlla mooy indi feebar li ma xam booy wax da ngay wax ni ku nekk sa bàmmeel nga taxaw man affaire Jeanne d'Arc yi voile yi bi ñuy xeex voile Jeanne d'Arc école boobu laa doon wax dañ noonu dañuy arrêté voile yi bëgg topp France man ne leen li ngeen di xeex nii du religion musulmane du religion chrétienne lii nii benn religion santu leen ko yéen diine yi ngeen di xeex ndax Sainte Marie doon voile wu Jeanne d'Arc France nga xamante ni amatul catholique amatul musulman ñëpp ay athée lañ ñoom ñoo bëgg a xeex diine France dañuy xeex diine léegi seen loi yi ñu dugal ci seen njàng ñu bëgg ko dugal nag suñu dëkk bi ñun bon comme Jeanne d'Arc programme français la yor seen programme yi programme France la ñu bëgg imposer nag lay xew France fii mooy képp kuy muuru doo dugg ci école bi France dafay takk croix doo dugg ci école booy muuru doo dugg ci école sax diine la ñuy xeex ñoom diine la ñu bëgg jëlee foofu waaye loolu nag du am Sénégal léegi ñu dem fa ñun xeex ko xam nga ne fa manifester ba ñu jàpp ñu ba ñoo jàpp ñu yóbbu police mag sama gars yi nitu dëgg yi yóbbu ñu police plateau bi ñu nee police plateau ñu def fa 3 jours yi après ñu defee rek bi ñu defee rek jeudi bàyyi ñu bi ñu bàyyi jeudi vendredi nag laa doon ma def manifestation ma daanu feebar loolu ça n'a rien à voir feebar la bu ñëw rek yàlla moo ñëw rek
waaw yàlla moo ñëw rek. yàlla moo ñëw parce que sénégalais xam nga tamit ku ci nekk tamit juge nga ñu bëri dañuy gis ñi nga xamante ne xëy na yàgg nañ leen arrêté mais bu ñu génnee rek fa la ñuy jëlee li nga xamante ne mooy tawat ñu si bëri jàppoon ne nag Karim tawatam ci kaso bi la jógee woon. 3 jours laa def si violon bi loolu ban tawat laa si mën a jëlee dañ ma defeere bi ma defeere dama dem procureur dafa ma bàyyi affaire gendarme bi procureur dafa ñëw taxaw ne ma li ngay xeex dëgg la du ma la defeere ne ma carrément li ngay xeex dëgg la Sénégal kenn mënu fa tere muuru bàyyi ma ci saa si la ma bàyyi parquet la ma bàyyi maag sama gars yi ñu ñibbi maag ñoom Cheikh Tidiane Sané ñoom kii ci saa si la ma bàyyi ma ñibbi mais man donc loolu pour man bon xam nga feebar moom nga nekk kaso boobu nga nekk si biti foo mënti nekk rek bu ko yàlla tuddee moom day fekk day yegg si quoi wallahi lazim fa la ko yàlla di tuddee mais keroog ci point de presse bi ñu gis nga am benn wax joo xamante ne da nga ko waxee xol muy sur le cas de Alioune Badara Badiane tey wax jooju noonu tey nga xam ne tey wax nga ko gis ko ni muy dundee te bi ci biir kaso bi tey loolu tamit dañuy soxlawaat tamit nga leeralaat ci ñi nga xamante ne tey ñoo di askan bi. waaw xam nga kaaw Alioune Badara Badiane dafa am yeneen cas yu ko gën a grave sax bro yu nekk si kaso bi mais xam nga Alioune Badara Badiane comme dañu bokkoon chambre grand boobu loolu moo tax rek quoi mais li ma bëgg expliquer si loolu c'est très simple c'est-à-dire mooy grand bi man dama wax en tant que doomu aadama quoi ak lu mu mën a def grand bi gars yi dañuy wax ne def na ay affaires yu après loolu dama jot ay appels yu bëree bëri ay familles yoo xam ne ay victimes lañu ñu bëri woo ma mais man li ma wax mooy grand bi lu mu mën a def ak lu mu mënti def am na lu mu mérité quoi doomu aadama mérité wul yan nii comme il est malade sonn trop nañ ko faj nañ ko atte 5 ans 6 ans 7 ans doo ko tëj nit atte woo ko loolu du yoon ak lu mu mën a def mais atte ko mu xam fan la féete man loolu laa doon expliqué ci kaw Alioune Badara Badiane bi loolu laa doon wax donc man c'est très simple. mais dund bu métti bi nga xamante ni mu ngi koy dund ci biir kaso bi lan la. waaw mooy ni muy dundee mooy feebar rek. muy feebar grand bi dafa diabète ñu opéré ko benn rein bi dindi benn rein bi mi ngi tëdd foofu tout le temps di xam nga ñu koy def ay amatul benn force mu tëdd boobu ay at mi ngi feebar donc loolu rek dafa doy c'est-à-dire ci ñu war ko atte léegi nag ñi mu tax xam nga tamit justice moom dafa doy waar nit nag mënul tamit tooñ ay nit ñu baree bari ay plus de famille yu baree bari nga ñëw rek ne nañ ko bàyyi wala déedéet man waxuma nañ ko bàyyi mais dama ne nañ ko atte xam fu muy féete ñu jël ko dem faj ko am na ay biens ñu saisir ay biens am bu ñu ko bàyyi mën a bàyyi dem Europe mu dem Europe faju ji am na ay biens ñu xool li mu am ci biens ñu jël ko dem jëm xool ñi mu tooñ ñu fexe nu ñu leen delloolee seen i alal am na ay biens yu bari grand boobu mën nañ ko dimbali si loolu ñu xool naka koy def ba mën a jeune famille am ci jàmm parce que loolu affaire xaalis la rek mën nañ ko lijjanti daal waaye ce que je veux dire donc c'est ça man loolu rek laa wax de man loolu rek laa wax si grand bi wax dëgg yàlla loolu kese nga wax ci grand bi ba taxit dañuy ñëwaat tuuti ci point bi nga xamante ne mooy la Covid 19 tey les impacts yi nga xamante ni tey la Covid 19 yàqu na ko wala mu defal ko tey soo si doon souligner wala nga si tey développé lan lay doon. waaw xam nga balaa ma ñëw si Covid 19 damay ñëwaat si kaso bi tuuti quoi dafa am ku ma fekk ci kaso bi ku tudd Mamadou Camara dañ ko jàpp ci affaire terrorisme quoi dañ ko jàpp fekk mu doon dem ci yoonu suuf bi bu def immigration clandestine ñu jàpp ko ci yoonu suuf bi quoi Mamadou Camara atte wuñ ko 2 ans ñu dem ba mu dem ba feebar ba ñu opéré ko ba mu am poche fii lay demee sel mu ngi ci kaso bi 2 ans kenn atte ko kenn toppatoo ko Mamadou Camara la tudd mu ngi dëkk Tamba ko du moins Kolda xam nga loolu métti na métti boo xamante nii kenn mënu la expliquer mi ngi feebar ba léegi mi ngi pavillon spécial kenn lijjanti woo kenn toppatoo ko loolu aussi lu jar a bàyyi xel la noonu laa demee Cap Manuel fekk fa benn imam bu tudd imam Touré tamit Habib Touré même chose tamit ñu jàpp ko ci affaire u ne da doon def daawa comme li ma wax nii lay wax rek l'islam dafa am législation boppam du diine buy boot c'est-à-dire l'islam diine la boo xam ne moom mooy dafa am politique dafa am programme politique bu boppam loolu la doon wax ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi ne terroriste la 1 an def na ko ci kaso bi koor daaw ba koor ren kenn attewu ko kenn bàyyiwu ko mi ngi foofu noonu sonn tu vois ce que je veux dire donc yooyu dafa nekk ay mbir yoo xam ne teguñu ko fenn injustice bi nekk Sénégal yooyu dañu ko war a lijjante jàpp ay doomu aadama jàpp leen parce que ils sont des musulmans parce que l'islam la ñuy défendre mais loolu c'est très dangereux demal ci joxaane mi nga xam dañu ko jàpp diñ ko terroriste bu ne dafa demoon gis Aboubacar Chicago mais fi àdduna toll nii technologie fi mu toll nii nga jàpp nit amoo benn preuve du image du dara bu palpable nga jàpp ñu tëj ko 20 ans mais loolu dafa doy waar quoi kenn mënu la wax lii lañ jàppee joxaane dem Nigeria dafa ay mais c'est grave quoi loolu musiba la nga jàpp père de famille tëj ko xañ ko njabootam xañ ko liggéeyam xañ ko lépp te loolu moo xew noonu la fi amee ay maliens bu tudd Boubacar Sina ak Boubacar Niangatu ak Sina mais ñooñu lañ leen jàppee ay maliens yi ne marché Mali lañ nekkoon fii nekk ay ni nga ko waxee gars yi kii ci oto yi noonu courtier la xaw ma ni nga ko waxee non pas kii oto yi coxeur ñiy coxé ñoom noonu lañ leen jàppee tamit ne ay terroristes lañ yàq seen liggéey tëj leen ci kaso bi ñi ngi bëgg def ay at ci kaso bi ñoo imaam loolu lañ jàppandoo woon ba léegi ñii ci kaso bi ci jiñ leen terroriste amuñu preuve amuñu dara defuñu dara amuñu leen yoon mën nañ leen juger xam nga lu gën a doy waar mooy nga tëj nit ay at mënoo ko juger parce que amoo preuve boo ko tëjee ñoo ñi ngi ci kaso bi sama waa ji te yooyu waxuñ ko xoolal Assane Diouf bu dee saaga rek Assane Diouf man ma déglu Moussa Cissé ne Assane Diouf da doon jàng nag rek moo ko lagul dégg naa nga ne sénégalais bu ñu naxee sàgganee tuuti ñu sànq Assane Diouf ci kaso bi wax jooju lan la mais dañ koy sànq ci kaso parce que dama gis ni moom institution lañ ko yóbbu te Assane Diouf wax dëgg yàlla
deful fi lu ñuy enquête li mu def lu ne fàng la flagrant délit lañ ko war a yóbbu di atte ko atte wuñ ko yóbbu ko foo xam ne balaa ñuy wax ci moom rek mën naa def 6 mois foofu xam nga yooyu tamit vraiment doxul quoi tey état du Sénégal Macky Sall dafa nekk di utiliser justice bi di ko xeexee di jaay pouvoir jaay doole te loolu lu ñu war a jóg la lu ñu war a xeex la c'est très important. c'est très important ba tax it ci wàllum diine ñi nga xamante ne tey ñooñu suñuy kilifa ñi nga xamante ne tey ñoom la ñu teg bët ni ñoo nekk ci kaw diine pourquoi pas ñooñu nga xamante ne ñoo war a mën a jàkkaaroog ñi nga xamante ne mooy état bi wax ak moom ci li nga xamante ne ñoo la ñu néewalee nit ñi doole ci diine. waaw mais xam nga diine dafa relatif nag xam nga diine gis nga diine kaa ma wax la benn secret ci diine diine du ay grand bubu de ak nii laa sant wala nii laa sant de diine pas-pas la ku la ëpp pas-pas ci diine moo la ëpp yàlla dama lay wax lu leer affaire bi amul gisoo benn sëriñ du benn sëriñ bu ko bind du sëriñ Touba du Baye Niass du Alaaji Malick du Abdou Khadir Jilaani du benn sëriñ bu bind ne man li ma yor nii su ma génnee àdduna rek sama doom moo ko yor amul diine pas-pas la sëriñ Touba njabootam gi ñi ci gën a dëggu dogu ci ñoo gën a jege yàlla la preuve dañuy xool doomam bi ni ñu meloon rek te daf leen tarbiyee ci loolu tey Alaaji Malick doomam même c'est-à-dire ku ci toppul tey diine bi ni ko sa maam daan toppee doo ci am dara diine moom diine pas-pas la quoi man damaa gëm ni man kilifa diine laa man ndax damaa am pas-pasu diine xaaruma ci kenn man damaa gëm ne njabootu Sëriñ Tuubaa la damaa gëm ne njabootu Baay Ñas la noonu laa gëmee ni njabootu Limaamu Laay c'est-à-dire lu ma gëm la du caaxaan li ma wax nii de billaahi damaa gëm ni man dama bokk ci ñi représenté ñooñu fii nii Sénégal dama ko gëm lu ma gëm la te ama ci xaarum kenn ëppalewu ma ci sëriñ si kenn ëppalewu ma ci imam ndaw kenn ëppalewu ma ci imam yi nga xam dañoo dëggu tey dëggal lu ñu war a wax suñ ko waxlee man ma taxaw wax ko est-ce que comme naa fa ma lay wax lu ñu war a xeex suñ ko xeexlee man ma taxaw xeex ko loolu laa gëm kon diine pas-pas la rek moo tax man kilifa diine laa lu ma gëm la léegi nag sëriñ soo si ñuy xaar noonu bu ñu waxee ñun ñu ngi fi di wax suñu waxul ñun ñu ngi fi di wax te ñun ay kilifa diine lañ comme ñoom léegi nag cër nag ku nekk mën nga doon sa kër baay comprendre sa kër maam loolu cër la boo xam yàlla moo leen ko jagleel mais diine bi moom kenn moom ko loolu noonu ko wax léegi nga xam ko waaw léegi la ñu wax bu ñu ko waxul ñun ñu ngi koy wax mën a jëriñu mais ma ñëwaat ci la Covid 19 impact bi nga xamante ne la Covid 19 def na ko ci réew mi muy cas positif wala cas négatif tey boo si doon développé lan lay doon. waaw soo man de Covid 19 moom wax dëgg yàlla man mënuma ci sori quoi parce que dama wax ni xëy na mbas la feebar la bu yàlla indi mu metti faat ñu bari xam ñu ne si ay jafe-jafe et tout mais li ma si mën a souligner li ma wax ni Sénégal ñoom seen Covid bokkul ak Covid fenn ñun ab pays africain yi suñu Covid bon en général fi nga xam ne soleil bi dafa ni fàng parce que soleil africain bi nii li ko mën a dékku bariwul surtout feebar yi nga xam bu jógee ay bitim réew yooyu mënu koo dékku trop fii boo sojee sax bu naaj bi tàngee trop soj bi day dañ xam nga donc dafa am lu am ay mbir yoo xam ne loolu yàlla def na ko quoi ci Afrique mais Sénégal xamal la ñu war a bàyyi chaque jour ministère de la santé day génn ministre bi day génn ministère de la santé dañuy génn évaluer quoi tant de personnes ci mbas mi dee nañu kii am nañ tant cas communautaire 20 cas communautaire ak cas kii nu mu tudd contact yi sax xam ne fa feebar bi jóge sax xamuñu ko xam nga loolu mos nga dégg tubaab mu naan cas contact cas communautaire non duma du ay caaxaan de est-ce que mos nga dégg journal ñu naan laan cas contact ak cas communautaire France 24 ñoo ko créé Sénégal ñoo créé ay déglu ak journal nga xool ay France 24 yéen sax ndax di nga dégg ñu naan cas communautaire ak cas contact c'est-à-dire xam nga la ñu war a bàyyi toog di évaluer naan temps diw am na benn malade kii am na fii feebar li ñuy wax noonu lu ci ëpp c'est pas vrai bu ñu nee mag moom 94 ans ñu ne la mbas mee ko rey kon mbas mi nag vraiment wax dëgg yàlla cuune na ndax mag moom 94 ans clic sax mën na ko rey man ñi ma dégg ñu dee ñëpp par 100 bu ñu nee 100 la ah 99,5% bi à plus de 75 ans lañ 80 ans ñu ne mbas mee leen rey ñooñu mbas leen reyoon sax dañuy dem c'est-à-dire moom dama la wax ni la maanaam tey ñoom bu ñu toogee di évaluer bu ñu waxee ci mbas mi ñi mbas mi rey ba pare nañu wax ci ñi insuffisance rénale rey ci at bi ci jour bi nañu wax ñi diabète di rey par ci jour bi nga xam ne hôpital Dantec ngi ne amul sax ay machines yu baax nañu wax ci ñi nga xamante ni opération yu baaxul moo leen rey nañ évaluer loolu c'est-à-dire dama bëgg xam fa laa bëgg ñëw ak yow dama bëgg ñëw yow ci bi ñu évaluer ba xool ba gis ni Sénégal ah li fi génn àdduna ci jour mat na 250 par personne Sénégal par jour mbas mi bi mu ñëwee mais weesuwul loolu mais weesu ko léegi de ci foofu la nekk entre 250 240 250 ci la nekk ba tey ana mbas mi c'est-à-dire bu ñu ñuy yàpp quoi tamit waxuñu nag nit ñi bu ñu jël seen i précaution waxuñu nag nit ñi bu ñu moytu quoi parce que moytu dafa war ci àla kuli alin ci lépp mbas la feebar la ñëw na gars yi di jël ay gel antiseptique nañuy muuru
di takk ay masque xam nga di suuraale moytu feebar bi def bépp matuwaay ba ñu mu dal mais ñu bañ ko yenu mais dañ ko yenu teg ko foo xam ne feebar bi yeggu fa surtout fii suñu non dañ ko yenu yen leen ko ba pare business ko nga gis artistes yu ñàkk jom yi taxaw fi di xëccoo xaalis fàtte ñi nga xam ne lekkuñu naanuñu ñu nekk ci hôpital yi amuñu lu ñu fajoo ñi tëdd ci couloir hôpital yi sonn artistes yi nekk fi di kaas di marche géwél yi di marche lawbe yi di marche soose yeeg géwél yi njaago yeeg ñëpp ku ne di kaas raxaskatu daal yi sax ne dañu war seen wàll ñëpp ku nekk bàyyi la war yow dem topp ci xaalis boo xamante ni argent contribuable la ne lañ la si jox sa wàll te moom Sénégal boo xamante ni lekkuñu naanuñu nelawuñu amuñu ndox mu set bu ñu naan c'est que yooyu quoi fàtte loolu yëpp quoi comprendre nga kenn dimbaliwul sax président bi sax ne président bi moom xam na ni Sénégalais yi moom lu ñu lekk rek la ñu wut moo tax boobu léegi loolu moo ko bàyyi ci pouvoir d'ailleurs xam na ni moom Sénégalais yi moom jox leen rek boo leen joxee xaalis rek après li nga bëgg yëpp da nga koy am parce que xam na ni Sénégalais yi ñu ci bari dañoo am njëg quoi du Sénégalais yëpp nag entretien mais dañoo xaj ci poche en général surtout kilifa yu mag yi ci bari dañoo xaj ci poche léegi fa lay jaare rek fexe leen ba xaalis bu tas fexe leen ba ñëpp jot si ñëpp artistes yi rappeurs yi nga xam ñoo waroon bind ay texte naqarlu feebar yi nit ñi feebar kaso bi nu mu mel naqarlu santé bi Sénégal nu mu mel jafe-jafe courant bi defatuñ ko ñoom ñëpp ñi nga xalaat projet bu ñu bind pour bu ñu ko dugalee ñu subventionné leen waaye yàgg na ñoom ñëpp fi ne nii kenn lijjantintul Sénégal ku nekk sa bopp nga lijjanti loo lekk ku nekk yaa ngi lijjanti loo lekk loo sex dañ leen xiif loo ba ñu xiif kon xaju Pablo bi lu ñu leen tegal sax bu leen di gaañ sax du ñu xam ne lu leen di gaañ la c'est que réew bu xasee ba toll foofu ndax ngeen neex a defar waaye fii amul lu ñu mënul defar li ma lay wax nii du Sénégalais yëpp de am na Sénégalais yu diñ ba tey am na Sénégalais yu gëm seen bopp am na Sénégalais yoo xamante ni suñu nekkoon ci lañ ne changé wuñu lu toll ni tarafatul ay nii ñi nga am principe ak idée yi nga xam ni xeexal Sénégal la ñi ngi fi dëggu am na ba léegi nii am na ñoo xam tey boo wootee dañuy ñëw te loolu rek mooy defar réew ñi ko defar àdduna bi ñi ko defar ñëpp du ay groupe de personnes yu bëree bëri de ay 3 4 personnes 5 ñooy changé àdduna donc détermination rek moo am solo te man gëm naa ne Sénégal day changé loolu lu ma gëm la man. te gëm nga ni Sénégal day changé laataa ñuy tàggatoo tey bu doon benn message la boo xamante ne tey da nga koy lancé mi nga xamante ne mooy le gouvernement lan lay doon. non li may lancé Macky Sall c'est très simple. Macky Sall ak gouvernement bi yëpp li ma koy lancé mooy daal il est mal entouré quoi. loolu tamit na ko bàyyi xel après mu xam ni mandat mi maanaam mu xam ni tamit amul droit njàkka ju mel ni Massalikul Jinaan nekk fii moom muy toog këram ne du julli ñuy tëj maison ñuy tëj grande mosquée état du Sénégal laay waxal quoi parce que ñoom. il faut ñu xam Macky Sall s'il est musulman dafa war a comporter ci par rapport à image bi peuple am yor dafa war a respecter peuple sénégalais bi grande mosquée waruñu ko tëj nañ ko seen affaire la mais bu dee grande mosquée mooy mag rek mooy grand kon grande mosquée tuxul na Massalikul Jinaan mooy grande mosquée fi mu toll nii bu fekkee bëgg na dégg dëgg quoi waxuma ko pour dara man du ma murit man taalibe Baye Niass laa man Baye Niass laa gëm sama kurus laa yor ngi ne mais bu wax ni maanaam tey affaire bi nekkul ay murit tijaan xaatar laayeen on est des musulmans nañ dox dëgg te wax dëgg quoi dama ni c'est pas normal ñu ibbi Massalikul Jinaan du julli président au Sénégal ñu ne mooy première personnalité de l'État du Sénégal moom mu dem toog këram ne fa lay jullee parce que dañu tëj maison du parti kii dañu tëj fële ñu mu tudd grande mosquée te dootul grande mosquée sax dañu tëj jàkka ji ne foofu noonu rek dañuy waxante dëgg quoi dañuy expliquer dëgg te dootul yoon sax grande mosquée dañ ko war a tëj def ko institut islamique jàngale ko tëj ko def ko jàngalekaay alxuraan tëj ko waratul nekk mosquée bu ñuy jullee parce que grande mosquée léegi Massalikul Jinaan la war a nekk waxuma ko dama ko wax parce que lu ma gëm la waxuma ko pour waxul lu neex kenn parce que lu toll nii mënu fay ne ngay nekk di jullee feneen à côté nañ bàyyi division bi te division bi moom moo ko fi jiite moom Macky Sall est-ce que comment fa ma lay waxee donc dama koy interpeller ci loolu dama koy interpeller te ministère de la santé ñu bàyyi seen loolu ñu def noonu seen mbas mi kii na fii di feebar na fee mag moom 95 ans dee na mag moom 95 ans day dee yàlla na ko yàlla yërëm mais bàyyi ma coronavirus bi feebar la mais fi ñu ko yóbbu yeggu fa coronavirus lu ñu war a moytu la mais ñoom fi ñu ko teg ci moytu yeggu fa business la woon pare nañ ci business bi encaissé nañu xaalis ba pare gis nga leen léegi defe nañu on va vivre avec la maladie parce que li mu soxla woon am na ko pare mooy ko li mu def ñi doon xeex terroriste rek li mu soxla woon encaissé na ko pare na ci léegi ñi dee ci kaso ñi dee ci kaso bi ñoo fa dee yoonam nekku si c'est-à-dire loolu mooy politique gu Sénégal xeex ay mbir la ñu war a lijjanti Sénégal yi wax ko xam ko dox ko ngir mu sotti donc ni nga xamal ni ñun actuellement daal combat yi ñu bëgg song ko mooy moo ko Macky Sall na bàyyi Mamadou Camara ñu jàpp tëj ko ci kaso bi mu feebar am poche ñu opéré ko mu feebar tànk yi néew mu sonn trop ci kaso ñu jiñ ko terroriste amuñu benn preuve atte wuñu ko depuis 2 ans Imam Abi Touré bi ñu jàpp tëj ko Cap Manuel mu def fa 1 an ñu jiñ ko terroriste tëj ko ci li mu wax man wax naa ko te moom laa waxat fii charia moo fi war a daw bu ñu nee charia nag waxuñu ne da ngay beddi chrétien wala nga déedéet charia moo gën a respecté catholique yi sax que république bi respecté wul benn diine ndax yonente bi dafa cohabité woon ak religion yëpp ak christianisme chrétien musulman ba ñu amee problème yonente leen yabaloon ñu dem ci Égypte laqatu ci kii bi
ci chrétiens yi donc kon religion chrétienne c'est dafa valable bu ànd ak téeréem boo xam ne diine l'islam da ko reconnaître ci l'islam ci alxuraan donc loolu na ko ñi xam charia nekkul loo xamante ni day dagg loxo rek dagg tànk déedéet loolu mooy dernier recours tey Sénégal bu charia doon daw fii bu nit sàccee balaa ñoo dagg loxom dañuy xool ndax njiit ba ko yor ndax place ba muy liggéey ndax njiit ba ko yor ndax contribuable ba respecté nañ kon loxo Macky Sall la ñuy dagg wala ministre bi yore affaire économique et c'est comment fu ma lay waxee donc yooyu il faut ñu comprendre ko xam ni affaire bi du ay charia dagg loxo nii déedéet maanaam bu ñu bëggee diine bu nekk ñu respecté ko teg ko place am muy christianisme muy islam même ñi gëmul dara sax waaw ñëpp xam nga la moo leen respecté mooy majorité bi diine bi ñu utiliser ñu doxee ko am na ay textes yoo xam ne ku nekk ci ñoom am na lu mu àtte ak yow te da lay cëral respecté la teg la sa place bu ñu nax Sénégalais yi moom la wax imam yi ma ni waar leen Sénégalais yi wax leen lan mooy charia expliqué leen dem leen ngeen toog ngeen waxtaan ak nit ñi expliqué leen lan mooy république wax leen lan mooy république fan la jóge lan mooy diine lan la religion christianisme wax ci athée yi nga xam ne moom la république bi ñëw république nan la def christianisme bi mu ñëwee France lan la islam wax ci nangam na débat bi foofu la nekk comme ça ñu xam ne ñun li ñu nekk nii du dëgg ñu jéem a delluwaat ci li yàlla santaane loolu mooy message bi mon frère. loolu mooy message bi ba tax ci biir message bi dafa mel ni ñun li ñuy jàngal dañuy jàngal tuuti nëbbal ñu lu ëpp. waaye dañoo jàngalu dara jàngaluñ ñu dara li ñu jàngal mooy xam nga bu doon si wàllu diine bu doon kii la bu doon école la yaa ngi kii nga nekk CI loolu la ngay jàngal de. actuellement ñu ngi niveau terminal. waaye ban niveau te c'est-à-dire xoolal xam nga tey un musulman yow nous sommes musulmans que de naissance. man ak yow ay nante lañ. ñu nekkee musulman ay jullit yoo xam ne ñun jàkka ji mën naa noot duñ jóg. jullit ci tur. waaw waaw bu jàkka ji mën naa noot duñ jóg fi la ñuy toog buñ paree paraxee ko jullit ñeenti raaka taf yooyu. amaana sax taay bi sax day desee mokk. buñ jugee ci loolu da nga am gel tuuti rek après boo paree julli bi naan benn loolu benn gel ñëw nga tëjoog moom ci néeg bi boo demee baali tuuti mën nga guux tuuti sàngara quoi garaawul xam nga mën naa ci ñam est-ce que xam religion chrétienne day interdire mandi est-ce que xam religion chrétienne day interdire sollu gàtt moo tax may wax musulman yi balaa ngeen dinga diine jàmbur lijjanti leen ko ngeen xam ko jigéen amul droit sollu gàtt ci religion chrétienne c'est-à-dire waxatuma la ak l'islam bi tamit léegi yow l'islam bi nga xam li ñu la si jàngal noonu yow nga jàpp ne sa diine c'est-à-dire il faut mooy gëstu rek ñun duñu ay jullit ay nante rek laa fi gis man fii sama génération ay nante rek a fi ne dañuy tux dañuy naan tuuti sàngara dañuy am gel dañuy dóor xaalis ni ñu ko amee baax na contribuable ñu ko sàcc elen lañ imam Mbaye Niang imam la bu am diine bu sell maa jur Mame Mbaye Niang mi dóor moo ni nu temps bi parce que jeexital bi ñu war a jàngal suñu njaboot defuñu ko catholique yi temps bi ñuy jël jàngal seen doom yi catéchisme ñun duñ ko def suñu doom yi demal ci kaso bi nga xool maa ngi koy wax keroog ci benn vidéo daara ji da ngay dem kaso bi koo fekk kooki laa jógee kooki laa jàng naa alxuraan bu le mën na la tari xaaji suuf bi léegi-léegi lan lañ ko jàppee viol agression braquage parce que jàngaluñ ko tawhid ni ñuy dundee yàlla boobu na fekk ne catholique yi ñi ngi jàngal seen doom yi catéchisme ñi ngi jàngal seen doom yi naka la ñuy dundee seen diine bi ñu am ay valeurs yu ñu def ci moom xamal ko ni ko diine dafa am nii lay doxee tey ñu bëri ñu fiy dund bu ñu waxantee dëgg rek Touba ñi fay dund li Serigne Touba digle mooy ñi jege Serigne bi ñi jege Serigne Touba trop dañuy waxante dëgg Kaolack it même chose Tivaouane même chose comprendre nga lu baax mais jàngale bi nga xam moo war a def ba njàngaleem Serigne Touba tas dugg ci école yi njàngaleem Baye Niass ak Limamou Laye ñooñu ñu fexe ba suñu doom ñu yar leen ci tawhid boobu dundal leen ba nga xam ni dañuy ragal yàlla xam ni waruñu lekk ala bu lew waruñu fen waruñu jëw waruñu laal yooyu noonu mais yooyu yëpp ñun defuñu ko donc yooyu moo tax ñu nekk ci problème bii nii moo tax ma ne nañ teg débat bi ci table yi ñu waxtaanee diine yi parce que diine mooy looy dimbali fii ak l'au-delà dañuy perte suñu temps république diine franc-maçon la diine yi góor jigéen la loi yi ay góor jigéen ñoo ko bind ñoo ko créé sama waa ji ay nit ñoo toog réfléchir ko ñoo xam ne ñoom dañ ne gëmuñu yàlla gëmuñu yonent gëmuñu dara ñooñu nag nga ñuy toppee di dindi waxu yonent yi teg ko fay topp ñooñu ba mu jaral la ngay sol say daal ñoo fekk imam bu julli nga koy jàpp loolu dañ ko war a lijjanti ku nekk sa bàmmeel kenn du la fa fekk ku dul sa jëf yooyu man débat bi foofu laa bëgg ñu teg ko fa foofu rek laay woo Sénégalais yi man loolu laa wax Macky Sall encore mu def loolu ci boppam mu xam ni moom il sera toujours derrière bu dee man maay defee liste bi nii ñi war a taxaw moom ca gannaaw lay taxaw parce que man diine mooy jiitu ci kanam parce que man musulman la su may teg imam yi laay teg sama kanam su ma tegee imam yi ba ñu wax a pare après may soog a déglu prêtre yi ñoom naka la ñuy nekkee ñoom seen biir ñoom ma teg prêtre yi jàngu bi su ma tegee catholique ba pare après mooy soog a teg ñeneen ñi stop man noonu laay doxalee man loolu laa gëm
dégg nga wax ji voilà maa ngi lay bëggee di la siyaar quoi. maa ngi bëggee bu baax a baax di ko siyaar yaakaar naa ni dalal bi nga xamante ni tey dalal nañ ko waxtaan la bu am solo waxtaan la boo xamante ne xëy na buñ ko dégloo rawatina ñun ñi nga xamante ne ñooy sénégalais ku ci nekk di nga ci am njëriñ ku ci nekk di nga ci jàng ndax yaakaar naa ne message la juste pour li nga xamante ne mooy jàngale du message boo xamante ne dañuy attaquer nit wala dañuy song nit mais message la boo xamante ne bu ñu jàngale tewul suñu biir yaakaar naa kenn du xam Karima te loolee lañ fi toogee tey loolee lañ waxtaanee ak ñi nga xamante ne moo di mbokk internetu Sénégal Buzz 221.com di leen bëgg waat di kontaanaat Karim lan ngay tàggatoo ñi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel. waaw maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen baalu àq d'abord di baalu àq sénégalais yëpp si waxin bi doxalin bi nit laa rek dafa damay wax dafay toj dafa damay wax ay erreur mais lépp lu fi nit dégg muy wax ju baax nga xam ne subhanahu wa taala la lépp lu fi nit dégg muy wax boo xamante ne nii wax bu bon la wala bu dëng sama ndëngte la rek ak sama ñàkk xam ak sama ñàkk mat maa ngi baalu àq ñëpp nag ma répétaat ko maa ngi baalu àq tous les sénégalais di leen woo ci ñëw leen ñu waxtaan ci sunu diine yi naka la ñuy def ba jiite naka la ñuy ba doxal ci diine ci sunu réew nañuy def ba doxal diine suñu réew yaakaar naa ne loolee mooy bëgg-bëggam loolee mooy mëbatam nañ ko si jàppale te gëm nañ ne buñ ko si jàppale dina ci am ndam incha allahu rabbi mbokk yi nii rek la ñu koy defee ak yéen saa su ne ci Sénégal Buzz 221.com di leen kontaane di leen jox dig daje ci beneen numéro incha allah jërë ngeen jëf